naa bala maa waxati ma ñaan na yàlla musal ci cat amiin amiin ñun ñëpp ñu sant yàlla te ci sama xel mu gàtt rek te dama koy wax ci turu éleveurs yëpp mus naa fi ñëw ak Mor Dior Fall abu recevoir ñu presque 3 heures de temps yàq temps yëpp ci ñun te boobu ñu ngi doon dox lii ñu ko doon sabab te fekke wuñ ko yàlla na leen yàlla yërëm waaye abu ñu ngi lay gërëm dina doolee ñaanal yàlla ndax lii alal mënu ko defar li jikko rek moo ko mën a defar ku doy lu yéene ñëpp jàmm moo mën a def lii di la gërëm di gërëm ñi nga àndal ñëpp ñi ngay fréquenté ñëpp ku mën a dajale association yëpp dajale fédération yëpp ñu xëy ndëkkeendoo fii ndimbalu yàlla te boole ci nga muñ luñ la mus a wax nga muñ luñ la mus a def damay ñaan yàlla man lu may waxati ci mbooloo rek na doon dëgg na doon dëgg bu ñu fi tuddee nit ñi wax ci mën na yàqu bu ñu tudd kenn mais képp kuy àndaloo abu am nga kóllëre am nga tranga ndax am na ñu am kóllëre am tranga te seytaane mayu leen ñu continuer ànd bi ñu waroon ànd ni ki yow ni ki président Omar Sow ñu ngi koy gërëm te li mujj nii dox bi mu ci dox kenn doxul lu ni toll kenn doxul lu ni toll bu jóg jotee mu obligé ñëpp jóg def ci alalam def ci coonoom di ci def ay xalaatam di ci def ay vision moom moo jëkk a ñëw jox la loxo di ànd ak yow sans ñun ñu yëg kon yéen ñaar bu ñuy wax éleveurs yëpp leen war a ñaan. jërëjëf wax ji rafet na. bon kaddu yi ma yëkkati nag kaddu yu gàtt la rek. yóbbante yóbbante bi ki ma ko yóbbante Mansour la mu démb moom ma woo ci téléphone ginnaaw ay 9h 10h yi presque guddi na sax mu woo ma ne ma parce que xamuloon ni damay dem ginnaaw bi la ma ab woo ñu coordonné ma ne ko man damay dem. bon li am solo rek mooy comme li sëñ bi wax léegi mbooloo yombul jiite tamit yombul saa yoo jiitee am na ci ñoo xam ne bii bu ñu sañoon jiite bi du àgg.
am na ci ñoo xam ne dañuy faxasal mais loolu lépp amul solo li am solo nag mooy ñun ñi fi toog ñun ñi fi nekk ñëpp ñoo bokk benn bëgg-bëgg muy lal xar yi kon donc loolu war nañu boole te bañ a yàq mais ñaar ñi nga xam ne yàlla dogal leen tey ñoom ñuy jiite loolu muy Abou Kane Omar Sow seen ànd bi ñu ngeen àndaat ñii ngeen ànd Mansour xamal na ma ni moom gisul lu ko gën a rafet ci ànd bi ngeen ko dalee wax ba léegi bi ngeen ko tey jëf ci ngeen jëf tey musul am lu mel nii tey moom mi ngi ci am ak mbégte ak ñaan bu rëy joo xam ne def na ko ci biir moo xam ne bi yal na yàlla taxawu leen taxawu mbooloo mi yëpp it nag parce que bon wax dëgg yàlla ñi fi nekk ñëpp kenn ku ci nekk groupe bi nga àndal jàpp nañ ci parce que peccum liir bu neexee dañ say jàpp mooy kan staff bi la àndal tey jii am na ci staff yi bu ñu jaarul woon yoon xañ lii du am kon nag yéen ñi ngeen di gërëm di leen sant moo tax ni affaire bi daal ñun neen la nañ gën a góorgóorlu ànd te yàlla rek tax jërëjëf asalaamaaleykum
élevage Seydina Wane Diego et élevage Douane les deux présidents. Tapis rouge pour nos présidents. Le président, ça c'est très fort. Les deux messieurs sont là, accompagnés. Les armées de civil délégation bi ay champion yoo xamante ni leur nom figureront à chaque jaar bu sa am jaar nañu leen dalal jàmm leen tabagal leen def seen wàccuwaay ndeysaan ça c'est très 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 fort lii mooy wane ni ndeysaan élevage mooy gën les deux champions sont là les deux messieurs sont là les deux figures emblématiques de l'élevage sont là Cheikh Ndiaye merci beaucoup et bienvenue voilà mu ngi noonu les deux champions sont là ndeysaan jaajëf waay jaajëf merci beaucoup. waaw après ngeen may ñu rek ko gis xam ni neex mu mel ni nag tudde nañ ko éleveurs yi Sénégal yépp ndax lii nit ku baax lu mu ñaan yàlla dina ko ko may te un président de la République kenn du ko tànn par hasard dina kontaan ci lii ministre de l'élevage dina kontaan ci lii le doyen de l'élevage du Sénégal docteur Alioune Sarr mi ko initié aussi dina kontaan ci lii Ablaye Racine Kane teew na ni Abou Kane ak Oumar Sow bu ngeen àndee dinañu leen accompagner élevage jëm kanam. cadre la boo nga xam ni ñëpp ràññee nañu ko duma bañ sax jox ko micro mu ñamal leen baatam tuuti incha allah ñu doog a dugg ci li nga xam ne mooy cérémonie. attaqué cérémonie officielle bi man nag liñ ma xamee mënu ma koo bàyyi ndax ndox du bàyyi yoonam lu ma am théâtre ma ko may kon théâtre bi du ma ko bàyyi ci kanam incha allah dina am lu ma leen mosal ngeen ñam ko maa ngi nuyu vraiment les deux parrains. voilà di rafetlu seen teewaay di nuyu Seck Ndiaye wax dëgg yàlla ak autorité fi teew yëpp coach c'est parti. merci beaucoup Samba Ndiaye mesdames mesdemoiselles et messieurs ñu ngi leen di balaa ñuy def dara dañ leen di jox ñu daal di léemu daal di dalal gan yi ñu daal di wéyal li nga xamante ne moo di programme bi góor gi Samba kàddu gàngoo. jërëjëf coach dañu wax ni aux ans bien nés la valeur n'attend point le nombre des années xale bu loxoom setee moom bokk ak mag barki démb maag moom préfet département de Mbour Sayer Ndaw maire Mbour Fallou Sylla dañoo présider benn cérémonie bu rëy Mbour wàllu fête maag moom mii ñoo ko organisé 8 heures du matin ba 19 heures benn autorité bougé wul wax foofu wax xam ne waxu teraanga la ma naw ko ma dajeeg moom fii ay yooni yoon muy nit koo xam ni organisation ak méthode xam naa ko ci moom kon moom bu ñëwee fekk nu fii dañ koy def lu gërëm waaye wax na dëgg Ousmane Diop président moom laa waxoon léegi conseil municipal la Ousmane Diop Amath Dia Diop mooy baayam fii ci Mbour la juddoo baayam Amath Dia Diop baayam Malick Diop président des boulangers du département de Mbour moo ko ju ca fii la juddoo kooku Ousmane Diop Ousmane nekk xale boo xam ni sur tous les plans mi ngi ci lu mu ci nekkee dimbali son xam ni tudd Fuuta futul gémmiñ waaye lii nag am na solo lool. tudd Fouta. Serigne Touba doonoon mujj jamono lu buur Mbuur la jëm waaye tudd Fuuta futul gémmiñ fii la Fuuta waaye mbooloo mi bala maa nuyu kenn wax ngeen dégg délégation ministre Omar Youm xale bu yaru bi borom département bi borom région de Thiès bala maa nuyu délégation boobu nag ma nuyu Alaaji Gallo Jami président des éleveurs wax nga dëgg yow boo toogee fii Mbour dina kontaan ma ni waa élevage juumu leen Alaaji Gallo Dia ngi toog waaye Seck Ndiaye Wade ñu ngi lay nuyu ci turu ministre bi nga xam ni moom la yàlla def nga sës ci moom rek te doo ko rek te doo nungu ku ko rek
nga am yar am teggin nga ni ko yow la yaay sama waay mu ni yaay sama waay mu ni yaa may présenté ànd nag ak sëñ Abdoulaye Lahad ma wax ni réew mi bu bopp ni ko nii ngeen def noonu la doomi Mbuur bu dara xamee Mbuur nanu jiitu ci Mbuur tatagal gan yi teral leen ndax gan gu ñëw Mbuur. asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf gars yi bisimilah. jërëjëf. merci beaucoup. waa Reyit. jërëjëf Papa Iba Ndaw si noonu. jërëjëf. Khadim Kane. jërëjëf suñu xarit Papi Dieye. bienvenue les gars. ak ki nga xam ni mooy Khadim Kane bi Matar Lo ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. di nuyu. ah. ndeysaan. waaw. war naa la. jaajëf bienvenue yow laa jëm de. bienvenue. merci beaucoup. yow. ah Serigne Xaban Kane. yow Serigne Xaban Kane laa lay woowee. kan. sant yàlla. alhamdulilah. waaw kon. Matar. ñu bàyyi gars yi installé wu rek ñu daal di démarrer officiellement le programme. Oh, Cheikh Diop La Rochette. Il est là. jërëjëf. bàyyi Cheikh Diop. maamu magistrat. merci beaucoup. waaw jaajëf gars yi merci beaucoup merci. kii wax merci beaucoup. merci beaucoup. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf merci. jërëjëf. waaw. déglu leen déglooti leen la fa ne woon jógu ba Masamba Mbéri Ndaw béy du raas déeme guddi Ousmane la ma mel bu ma la gisee reetaan wolof da ne am ma wax ak Yirim Jeey Masamba raare ji daw nungu ndele xëj beeg leen Njaay mbokkum nem Kajoor ak Bawol Ousmane Diop dara waxtaane borom elewa mu dikkal ma dem dikkal may ma jàll mbaa ma ñaaj wax ak moom Ousmane o ma wax ak sama géer yàlla yàgg na jaam ku werante li ma wax boo dawul yërëm naa dama ànd ak Njaga Mbay di ndijaayu Yuusu Nduur Xaadim Silla Bayse ko wadd lay woo góor gi wadd mi ci Mbuur gi wadd ma sayar Alim Bañ Paate moo wadd ma réere xaay Bayse ko wadd yow la réew mi laa jogal yow la réew mi xool man de ma mel ma la gisee kàngam lu ma gënal ku ma dàq yóbbu ma nduluñ xar yaa ngi nii daan koy jaate rafet na lool sang leen ba mu set kooko woon mu jënd njëgam xar yi jar nañu seen njëg waaw merci grand. Ousmane Diop mu jël kàddu gi. waaleykum salaam. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziara di leen baal wax di leen ko baal ñaan jataay bi yàlla bu mu doon jataay yu neen yal na yàlla def ko muy jataay bi nga xamante ni dañ ko gërëm ndax it tey ci lii ñu nekk muy élevage di xar dama waxee buñ demee bay organiser lii grâce à xar parce que moom lañ ñu jotee keroog bi maam Ismaïl ba mu tëddee guddi gis doom ji ne ko dama tëdd gént sama borom ne naa la rey mu ne ko yaa abati fa'al maa tu'mar satajiduni insha allahu mina sabirin kon keroog bañ ñuy jot xar lañ ñu jotee kon buñ demee ba xar mel nii am na foo xamante ni xar jëlee nañu fa wante am na foo xamante ni ñun dañ fa war a yóbbu xar kon bu ko defee ñu def fatiha salaatal fatih ubbi jataay bi ñaan yàlla li nga xamante ni moom lañ ci yéene ci taraanga liñ ci yéene ci tedd nga liñ ci yéene ci lu mu mën a doon yàlla defal ñu ko
ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Fatiha salaat al Fatiha. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك وجودك وكرمك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbal alamin. ñu commencé cérémonie bi ci commencé waxtaan ak dalal suñu gan ñi nga xam ni ñoom ñoo fi teew. ñu kàddu ñu ngi koy yëkkati. donc di gërëm ak sant ministre bi muy ministre de l'élevage à travers sondage bi nga xam ne moom moo ko fi toogal ak ministre Oumar Youm bi nga xam ni délégation Baye Seck Wade ak Abdou Lahad Sarr muy dage ministre bi donc nekk doomu Mbour ñoom ñoo ko fi teewal ñuy nuyu préfet département bi monsieur Sayer Ndaw di nuyu maire dëkk bi El Hadj Fallou Sylla ak maire département bi yëpp bu ñu jógee ci loolu ñuy nuyu bu baax nag di tatagal suñu parrain yi muy Abou Kane ak président Omar Sow suñu invité yi ñu ngi leen di dalal jàmm suñu exposants yi gan ñi nga xam nag dañu ñëw fekk suñu di dund ci biir dëkk bi te dëkkuñu fi ñooñu tam ñu ngi leen di dalal ak jàmm. sécurité bi aussi bàyyiwuñu leen ginnaaw bu ñu defee loolu nag yóbbu suñu xel ci ñi nga xam ni ñeenti nit la ñu nekkoon ci suñu biir ñu génn àdduna fa ñu nekk gënal leen fi nga xam ne lii actuellement ñun fii la ñu nekk ñoom ñu ngi ca dëgg ñun ñu ngi ci ay wax. donc ñooñu Pape Assef lañ ciy fàttaliku di ci fàttaliku Pa Ndaw di ci fàttaliku Alsaan Ndaw di ci fàttaliku Góora Si yàlla na leen yàlla yoon teexiñu ndaje mi nag biñ koy door président Abou Kane président Omar Sow bi ñuy door ndaje mi encore une 8e fois ñu ñëw ci fi nga xam ni ñoom mi na Matar Samb mi xam nañu fii moo doon daralu Mbuur ak mango moo nekkoon fii lañ daan takk xar yi di ko fi jaayee fii ci bayalu sant su bi c'est pas par hasard que chaque fois ñu ñëw di dajaloo fii di waxtaan ak nit ñi ci mbiru càmm donc loolu yàlla def la lu yàgg biñ commencé loolu dañu waxtaan nag waa NMA Sandeuse muy ñoom Aïcha ak waa Prodas yi avant ñuy daaneel ñu jox ñu seen aval nañu de toute façon loo leen ne rek ñu ngi ci accompagner njur gi donc di leen gërëm di leen sant ñooñu le bu ñu jógee ci loolu bi ñu commencé dañu oote jëm Touba bi ñu demee Touba Baye Bada Dieng ñëw daal di ñu oor Serigne Djili Mbacké daal di oor Ndiakhate Dieng Kalaxule ak Youssou Dione ñoom ñëpp ñu ñëw indi seeni xar ñëw defaral ñu ba mu baax indi seeni jur jóge ba Touba xam nga fii ba Touba dafa sori ñu leen di gërëm di leen sant amuñu seen pay biñ jógee foofu dañoo jaaree Tivaouane directement biñ demee ñu jaar ci Assane Ndiaye mu daal di ñëw owal Socé Ndiaye ak Mbaye Gueye Ismaïla Seck ñoom ñëpp ñu ñëw defaral journée bi ba mu rafet jaar nañ aussi yoonu Thiès fekk fa papi moom kenn dootu ko présenté parce que lu ñu waa Mbour di def moom day mel ni moom daal lépp lay jël en charge donc di ko gërëm toujours di ko sant bàyyiwuñu Khadim Fall moomu nekkoon Thiès ak Xaban Kan moom itam toujours vraiment bàyyiwul dara Ouda Dia ñu ngi koy gërëm di ko sant Mafal Gueye ak Malick Diop Cheikh Ndiaye Baye Gueye ak Mbeng Balabe ñoom ñëpp dañoo ñëw teewal ñu ci journée bi indi ñu seeni xar defar ba mu baax ñoo ñëpp ñu leen di gërëm di leen sant biñu jaaree dem du fisc dañ faa fekk Adel ñu oo Sami daal di oo Baba Ndoy ñoom ñëpp ñu ñëw defar ko fii ak Jiwaalo nag soriwul lool ñoom ñëpp ci département bi la ñu bokk sax ci association bi la ñu bokk mais dañoo jaar ci Massidi Sarr mu oo Moussa Ndiaye oo Ali Mbaye daal di oo Charles Guèye ki ñëpp a xam oo Lamine Kane Ablaye Ndiaye ñoom ñëpp ñu ñëw teewal ñu defaral ñu ba mu baax waa agaro bu Kaolack ñëw nañ ànd ak Omar Sow ak Ibrahima du Omar Sow bii nag ak Abdourahmane Cissé ñoom ñëpp ñu ñëw defar ñu oo waa Ramis ñoom Moustapha Ndiaye ak ñoom Pape Sassi Gueye ñoom ñëpp ñëw nañ waa Fatick ñëw waa Reet donc ànd ak Serigne Saliou Ndiaye ak ñoom Baba Fall ñoom ñëpp ñëw fii exposé biñu jaaree yoonu Dakar Ablaye Faye ñëw na Modou Dramé ak Abdou Sey ñoom ñëpp ñëw nañ Pa Sène jóge na fii ñëw Malicounda traversé ñëw Tamsir Sadji jóge ba Somone ñëw indi seeni xar ñëw defar ba mu baax loolu yëpp rafet na mais lii lépp bu ñu ko mënee am lii lépp bu ñu ko mënee am defar ba mu rafet nii c'est parce que dañoo jaar ci président Abou Kane jaar ci président Omar Sow ñoom itam bàyyiwuñu dara ci conseil ci seen man-man ci seen doole ci seen xam-xam
teg ñu ci journée bi vraiment defaral ñu ko ba mu rafet donc lii lépp ñoom la donc ñu leen koy gërëme di leen ko sant président ñi nga xam nag nelawuñu benn yoon mu ñoom Chérif Sarr ñoom Modou Mbow ñoom Latir Cissé ñoom Cheikh Sari ay Baye Mor Gueye ñoom Ndiaye Diop ñoom Baye Bass ñoomin Ndiat Faye ñoomin Sos ñi nga xam ne fii yëpp moom moo koy bala di ko defar ñoom Babacar mi ñuy bañ ñu ooyee ko l'expert moom mooy l'expert du mouton moom itam ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que ñoo tax journée bi yëpp rafet ñuy massawu nag au passage Elias suñu procureur moom mi nga xam ni saay-saay ci kawam lañ daloon daaw mais nag loolu la yàlla dogal waaye nag force de sécurité aussi def nañ ci li ñu mën di gërëmaale au passage le commandant de la brigade Thioune ak les forces judiciaires ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant le département de l'élevage fàttewuñu leen ñoom ñëpp defar nañ ba mu baax donc lii lañ leen doon jàllale ci ñi nga xam ni wàllu nuyoo la tey jii nag dañoo dajaloo fii di wax ci mbiri càmm gi muy mbiru mouton laadum ak espèces yi nga xam ni mooy pitax yeeg ganaar yeeg ñoomin bànjooli yeeg ñoom ñëpp ñu dajale leen fii nag yeeg yëpp donc di waxtaan ci mbiru càmm ñu ngi nuyu Djibi Sow mi nga xam ne moom mooy président volaille bi bu ñu wax ci mbiru càmm nag sàmm moom aujourd'hui kenn mënatu la wax li nga xam ne moom lay yokk ci koomu Sénégal kenn mënatu koo natable parce que bu du woon loolu bërki démb ñoom abukan ñu ngi woon dajaloo fële ànd ak président de la république xoolam sedd na ba yëkkatiwaat na 2 milliards dugal ko ci biir càmm gi loolu donc moom mbiru càmm moom kenn mënatu koo waxat voilà parce que xar yi ñoo nekk ci ngénte yi ñoo nekk ci tudd yi ñoo nekk ci tabaski ji ñoo nekk ci fête yi donc sàmm daal moom kenn mënatu la wax ay waxam ne son apport économique donc kenn nattable wu ko bu ñu doxee nag ñun li nga xam ne mooy suñu sag tey ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy sàmm laadum yi dañuy expliquer ñëpp xam nañ ni laadum moom labelu Sénégal la tey ni ngay waxee Azawad di tudd ay Mali ak ay Nigéria tey ñoom laadum ñi ko liggéey ñu ngi nii toog bu ñu commencé ci ay ñoom Pa Mansour Mbodj ki fa nga xam ne fa la Tyson Soso jógee ci ñoom as Ngom jaar fële donc laadum ñiy liggéey ko ba mu egsi fii du ñu fi nekk sax di cité naan dañoo jaaroon ci ay algoor ak ay boy séeréer ak ay ñoomin góor geeg yooyu yëpp ñoom ñoo ko liggéey di ko lijjanti même si fii état bi nag jàpp ci def ci li mu ci mën mais terewul suñu doléance toujours bu ñu taxawee fii dinañ ko expliquer ñi nga xam ne ñoom ñoo représenté tey jii ministères yi représenté gouvernement càmm gi métti na lool mais li ci gën jafe mooy que ñu dundal leen donc ñuy encore lancer un message di wax ni ñu jàppale ñu encore ci l'apport en alimentation organisation bi gaa moom rafet na waaye Diagne ñu ngi leen di encore di leen yabal di leen wax ni ngeen jàppale ñu encore ci mbir sécurité bi aussi toujours wax nañ ko mais l'autorité judiciaire quand même ñi nga xam ne ñoom ñoo yor yoon ñu ngi doxal li ñu war a doxal parce que seere nañ li nga xam ne li mooy daan yi nga xam ni saay-saay yi moom la ñuy dal suñu kaw xam nañ ni seere nañ ba cette année na ngeen seetlu bu baax parce que daaw li daloon ñoom Alaaji Wade ak ñoom Ousmane Ly ren wàññeeku na ñu ngi massaw nag Elias waxuñu ne amul mais ñu ngi massawu Elias mais wàññeeku na lool parce que benn attaque la ñu am ren benn attaque mooy procureur bi ñu attaqué yóbbu ay juróom yàqal ko loolu la ñu mais autorité judiciaire bi mu ngi def li mu war parce que bi mu corsé peine yi dem jëli xale yi nga xam ne ñooy yàq dugal leen ba pare denc leen foofu ba pare nag taxaw di leen surveiller boobu leen mbir yu wàññeeku donc di leen ci gërëm di leen mais terewul ñu wax ni ba léegi ñun doyaluñu nañu gën a centre affaire bi parce que lii du mbiru caaxaan li ñu indi nag li indi lii lépp muy jotaay bi mënuñu koo defar tant que booloowuñu nekk benn ba pare boole suñu xol yi dañuy gërëm au passage président Renades muy Omar Sow di gërëmaale Maïbra Diagne xam nga ñun dañoo organisé woon fii il y a 2 ans benn ndaje daal di ko darajaale Maïbra bi ñu leen ko darajaalee ñu ñëw vraiment te comme càmm gi ñun ñëpp a ko bokk ñëpp a ñëwandoo fii defar nañ ba mu rafet mais am na lu ci ñagasoon li ci ñagasoon nag ñoom ñii am nañ hauteur ak màggaay goo xam ni ki dara ñaawul parce que bu ñaawoon tey duñ ko mën a defar loolu nag yàlla di ñu teg ci yoon ay kilifa jóg di dox di wax di jóg di defar ñoom ñoo am grandeur parce que ñaar ñi toog nii muy Aboukan ak président Omar Sow bu leen président li leen président wóoloo ba teg leen ci booram parce que Omar Sow mii lépp lu jëm ci suuf ak tabax moom lañ ko teg ci loxo moom moo yor boobu direction Aboukan mi toog moom mooy commissaire bi nga xam ne mooy organiser journée de l'élevage bi ñu jógee barki démb donc président de la République wóolu na leen ba jël
daraja yooyu teg ko ci seen kaw kon ñoom dañoo war a retourner dañoo war a dellu si retourner war ñu yoon wi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñun ñooy administré yi foofu la ñu war a jaar donc loolu la ñuy xaar ci ñoom mais nag li leen président wóolu woon ba teg leen loolu tey wane nañ ko li ñu ko wane ñun dañuy sant yàlla parce que sant yàlla gi mooy que ni ñaar ñi toog nii comme kilifa lañ toog nañ ba lijjanti seen bopp ñun ñëpp ñu koy rafetlu toog nañ waxtaan ba lijjanti seen bopp bi ñu lijjantee seen bopp ba pare nag ñun waa Mbour ñu xool ni comme mbir mi fii la sosoo woon te yàlla jagleel ñu ci année bi yëpp première sortie foire fii la Mbour la xewe muy tey jii donc ñun ci lañ ne xaaral ñoom ñaar ñu dajale leen ñu àndandoo joxante loxo bokk ndey ak baay ñëw fii Mbour wane ko loolu lañ def ni tey donc président Abou ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant vraiment ci rafetaay ak délégation bi nga àndal yëpp. Monsieur Diagne maa ngi ci biir wax maa ngi am lu may fàttaliku di wax ni problème mu élevage bi yëpp maa ngi wax ni dund gi la mais yéen war ngeen mën a xam ni parce que daaw maa ngi wax fi ne dañoo war a normaliser yenn filière bi may expliquer am na ñu bari ñu comprendre li ma wax ci ñaari anam laa ko waxee woon mooy que ni par exemple pour dundal jur gi tey jii li ci gënoon jafe mooy dundal leen te loolu état bi mu ngi ciy def li mu ci mën mais dafa am benn filière boo xam dafa informel muy li nga xam ni moom moo jëm ci ngooñ mi boo xoolee filière bi yëpp lépp dafa informel amul lenn loo xam ne lii organisé nañ ko ba tey jii moom moo indi spéculation yi ba nga xam ne bu egsee fii tey jii ñuy jot ci saako bi ci 5000 ak 10 000 loolu dafa bari donc c'est à l'état d'organiser ça ñun loolu yéen lañ ko sas parce que ñun mënuñ ci lu bari li ñu man mooy jéem a couper chaîne bi yëpp mooy consort bi nga xam ne ñoom Abou fi mu nekk nii dugg nañ ci mbay mi dem directement bayal seen bopp gerte gi war a maintenant rabattre filière bi yëpp ba mu egsi ci ngooñ mi mu gën a woyof ci ñoom mais ñëpp mën nañu am souci donc li ñu ci mën mooy que ni ñu teg ci seen loxo wax ni ñu jéem ñoo organiser le filière boobu loolu la ñu xam ni aussi ñu ngi koy jooy balaa ma koy fàtte ñu wax ci loolu bëggoon nañ daal vraiment ngeen jàppale ñu ci bu baax donc bu ko defee tey jii loolu moom moo ñu fi dajale woon président Omar Sow président Abou Kane loolu moo ñu fi dajale woon tey jii ñu koy waxtaane ak ñëpp di wane ni tey jii lii rafetlu nañ ko lool adduna bi yëpp rafetlu nañ ko bàyyiwuñu kenn nag ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wax ji moom jarul gudda lii ñun ñoo ko bokk ku ci nekk fa nga toog xam nga ni yow yaa ko moomal sa bopp parce que bu dul woon loolu doo leen jógee ba Ndakaaru jógee démb journée de l'élevage jeudi war a traverser fii yëpp n'est-ce pas Souleymane war a traverser yoon wi yëpp ñëw di ñu fekk si fii lii la ñuy ñaan mu sax te yàlla na ko yàlla saxal parce que ñun ñëpp suñu avantage la bu taxawee élevage bi parce que ñun élevage bi ñu ciy dugg ñun Abou Kane lañ xamoon ñu jógee ko ci ay ñoom Mansour Mbodj ak ñoom ñëpp ñuy dox di dox ba ñu gis Omar Sow ci biir Omar Sow bàyyiwu ci lenn parce que boo leen seetloo organisation tabaski yëpp ñoom ñi ñoo ko organisé rapport bi ñu ciy def kenn xeebu ko état bi xeebu ko donc wax ji ñu tënk ko ci loolu ne lii ngi bëggoon nañ yeen ñaar ngeen taxawante nii joxante loxo taxaw fii ci Mbour ñu ne lii Mbour la xewe woon ñu leen di gërëm di leen sant di ko rafetlu bu ñu paree nag ñu ngi bàyyi fête ñu bàyyi fête di continuer wu bëggoon nañ yeen ñaari président yi ñu ñëw ñu taxawee nii caméra yi teg ñu ko ñu joxante loxo ñun ñëpp ñu xam ne ñu bokk ndey bokk baay. pare nag am nañ ay xéewal comme ñoom Abou dañoo yàkkamti dañoo nekk ci ay yitte ñu accélérer programme bi nañ accélérer programme bi rek mais ñu xam ne njaayeen yeeg ñi ci des daal bu ñu paree am nañ fi ay xéewal merci beaucoup ñu ngi leen di gërëm di leen sant yow de di nga tax Pape Gueye Medina dootu ñibbi jërëjëf fi lay yendu tey maanaam bi waa ji waxee daa ree ba nar a xotti mbubbum Ousmane président li yaa ko moom président Ousmane Ba ñëw na kii moo jële woon Al Gore bergerie Galoya yóbbu ko Ndar
mu def fa Algor def fa njaboot gu barkeel macha allah waaye moo jële woon Chérif bu Matar Cissé Touba yóbbu ko Ndar. merci beaucoup. waaye moo jële woon Biddéew bu Fatmata Doumbouya yóbbu ko Ndar mu jële ko Dakar kooku mooy docteur Ousmane Bawo Alaaji Ibrahima Bawoy baayam borom Mboola Bawo ak maréchal Pétain professeur Bawoy magam ak Mbay Bawo sous-préfet. merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup. merci beaucoup. léegi nag mbokk yi ñu ngi jox kàddu gi ki nga xamante ni moom moo fi représenté monsieur le ministre Oumar Youm muy Baye Seck Ndiaye Wade que je demande d'applaudir très fort s'il vous plaît merci. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp kenn ku nekk turam ak santam di beral nuyoo suñu frère suñu rak suñu goro Ousmane Diop le président de l'ADOMET de Mbour di nuyu monsieur Abdou Kane président du FENAMFO mais aussi de nuyu sama xarit Omar Sow président du RENADES Omar depuis 2014 sama xaru tabaski ci bergeram lay jóge di nuyu éleveurs yi nga xam ne ñu ngi ci département de Mbour yëpp di nuyu délégation bi nga xamante ni moo représenté fii le ministre de l'élevage Samba Ndiobène Ka di nuyu délégation yi nga xam ne jóge nañ ci région yi yëpp fekk suñu fii ci Mbour di leen xamal ne tey jii dañu ñëw représenté fii le ministre di doomu département bi di doomu Njegam di doomu Mbour yëpp le ministre El Hadji Omar Youm ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement. monsieur le ministre daf ñu yónni ak enveloppe bu takku nañu joxal ñu ko éleveurs yi bu soñoon lu ñu fiy def rek fi mu nekk nii moom moo ko jël lépp en charge mais ñëpp xam nañu ay contraintes am loolu ci li tax sax tey teew fi yebal ñu ci la bokk ñu ñëw fi nag ànd ci ak son homme de confiance le DAGE Abdoulahat Sarr di doomu Mbour di doomu suñu maire Ahmed Sarr di xale boo xamante ni wax dëgg yàlla ànd ak moom rek sak la taxawaay bi ma taxaw fii mënoon na ko taxaw ne woon naa ko jiitul mu ne ma yaay sama mag jiitul ma ne ko waaye mais rakk bu setam loxoom setee mën naa jiitu mag Abdoulahat Sarr liñ lay ministre bi yaakaare matal nga ko ñun ñi nekk ci département des transports routiers aussi des transports xam nañ ne sa taxawaay matal nga ko yàlla na la yàlla lafal cat li nga bëgg ci Mbour yàlla na ko yàlla matal di nuyu éleveurs yëpp mais lañu tuuti comme temps bi dafa xaw a gàtt dañuy ñaan rek ngeen may ñu mën a gàttal aussi ñun tamit dafa am loo xamante ni Ousmane Diop daf ko wax ma ci rebondir parce que dañu nekk ci secteur boo xamante ni impact tam ci économie dafa am solo barki démb au niveau de la journée de l'élevage dégg naa ñu ne vous contribuez l'élevage contribue pour plus de 26% dans le domaine de l'agriculture je dis quand on parle de l'agriculture en général au niveau du PIB l'élevage contribue pour plus de 26%. potentiel boo xam ne dafa jara augmenter te mën na augmenter je pense que bu ñu ci travailler davantage améliorer les races comme le président de la République di ko defee parce que depuis quand même un certain temps tout le monde sait que les races bovines surtout ñu ngi subir amélioration bu baax parce que tout le monde sait que une race le Gobra sénégalais ne produit pas plus de 1,5 litre par jour ñu koy croiser avec des Neloré des Girolando di ko croiser ak ay Holstein nga xam ne capacité de production c'est 70 litres de lait par jour mu andil ñu ay races yoo xamante ni dinañu permettre ñun ñu andi suñu autosuffisance en pour lait au Sénégal travail boobu ñu ngi koy def mais nag pour mu mën a dem Ousmane laal nga ko mooy il faut que quand même éleveurs yi travailler collaborer avec leurs principaux ennemis qui sont les agriculteurs mbay mi il faut ngeen jàppalante ak ñoom parce que dafa am ay externalités positives yoo xam ne am ngeen ko te ñëpp exploité ñu ko Cheikh Sary mi mooy waxal du ma bàyyi ma fenn man baykat laa
combien de fois laay gaare sama tracteur buntu këram lépp lu fa am ci neefare ma jël ko yóbbu ko sama tool muy engrais naturel. mais en contrepartie ñun da leen di béyal gerte en contre saison di leen jox ngooñ loolu nag bu fekkee ne que travail boobu liggéey ngeen ci ba agriculteurs yi ak éleveurs yi gën a déggoo dinañ leen mën a produire plante fourragère mais dinañ leen mën a produire ay plantes yoo xamante ni culture vivrière lay andi mais aussi les résidus ce sera pour les agriculteurs les éleveurs. bu ñu liggéeyee ci loolu rek je pense que dinañ améliorer bu baax nos races dinañ améliorer bu baax les relations entre les agriculteurs les pasteurs et les agriculteurs loolu daal mooy li nga xamante ni bëggoon naa ko wax tey xamal leen nag monsieur le président département de Mbour position bari na rëy na trop ci élevage bu ñu nee Mbour dañ naan Mbour pêche Mbour tourisme non Mbour est un département agricole Mbour est un département d'élevage parce que ku bëggal race bu baax boo jógee Dakar Mbour ngay ñëw. boo bëggee fixer aussi les populations dans leur terroir il faut développer l'agriculture il faut développer l'élevage c'est ça qui permet aux Mbourois de rester dans leur zone mais si c'est le tourisme mais c'est d'autres personnes qui viennent de d'autres départements ñooy occuper poste touristique yi loolu laa amoon lu ma ci wax di leen jàppale ci li nga xamante ni moom ngeen def di ci ànd ak yéen te lépp loo xamante ni wax dëgg yàlla matul ci man la waaye monsieur le ministre Omar Youm yéenam rëy na trop li ma wax nii mënoon na wax lu ko ëpp fi nekkoon maa ngi leen gërëm di leen sant. Salam alaikum.
Merci beaucoup, Tachel, vous ah, c'est très beau. expliquer lan mooy lii. waaw lii mooy seen cosaan xam naa ko. waaw non non may ma rek doo wax ma toog bàyyi ma rek moo man tam ma wax sa si biir mais fii dañ fee bokk. waaw waaw. man Saladane bi chaque jour dama fi ñëw di jënd ticket. dëgg la di fi dugg. chaque jour laa la wax de. fi laay toog ba 23h. kon am na loo xam ne bu xëyee rek am na yenn yoo xamante ni du koy faral di jar. parce que ñii
seen liggéey la ñuy def yéen seen liggéey la ñuy def. mën na dem saa yi yéen mën leen dem saa yi. tey alaaji bu ñëwee xaw ma nan lay def foog éleveurs yi dimbali ma te leer ma xar mi bi ma ko bàyyee ci bergerie bi dañoo sàcc xar mi te dafa bëgg xar mi bay bëgg dee ndax nee na xar mi tukulóor la koy woowee ndax abukan moo ko may Omar Sow la ko tuddee mu fonk ko lool te bu ñëwee day xencu xar mi fu xar mi nekk ci kër gi rek alaaji dina ko xencu dafa xàmmee éleveurs yi dinañ ma dimbali wala ñu jàppale ma ci li nga xam ne mooy sama diggante ak alaaji xaw ma nag fan laay jaar tey si ba tët man daal xaw ma nan laay wa kii dal alaaji wa alaaji asalaamaaleykum na ngeen def. alaaji looy nuyoo alaaji maa ngi lay nuyu de. alhamdulilahi rabbil alamin. waaw waaw sant yàlla moom war na moom. Muhammad wa sallim. bay balaay toogal nii. alaaji. kalmal tuuti man. waaw. xam nga sama kër gi. nangu naa fi lu ne. dëgg la man cosaan Haalpulaar laa. comme Haalpulaar. kono. njabotom baax na. jéembe baax na. waaw sowruba baax na. waaw waxul bonul de. dëgg la waaye wango yi ci la bokk. wongo ndaa daal di ci la bokk. waaw ni nga wongo tam. al riiti ala riiti ci la bokk. kon sama kër boo teggee njabotom war ngaa tegg al riiti ala riiti ndax ñun pul lañ. xam nga li ma la wax. am na loo xam nangu ma ko sama kër. waaw waaw. boo teggee lii teggal sama bopp ba pare nga soog a teggal kenn. dinañ la teggal wongo loolu tubaab di wax enracinement. waaw ak ouverture. dinañ la waaye daawoo ñëw tey alaaji man loolu ma jaaxal te tey lu tax nga ñëw. waaw alaaji looy xeeñtu nii looy xeeñtu nii lan la lu xew ci kër gi alaaji lan la ay bone man de xaw ma fan laay jaar tey jii mag alaaji bay balaay waaw waaw maa ngi an tukulóor tukulóor mu ngi ci biir alhamdulilahi rabbil alamin xam nga aada bu may def bis bu nekk bu may dem damay jaar seen tukulóor ma barkeel waaw xam nga tukulóor dama ko fokk waaw ndax kar la boo xam ne abu kan moo ma ko may dëgg la abu kan may ma ko ma jël ko tuddee ko Omar Sow dëgg la dee bi gën mu gàll ndax tukulóor moo ko may tukulóor may ko tukulóor tuddee ko tukulóor waaw man yaa ne ma sax booy tukulóor la tudd booy tukulóor waaw kay buy noonu mooy Omar Sow waaw abu kan moo ma ko may demal ngay dir ma Omar Sow ma raay ko ñaan ci bopp soog a dem ngénte alhamdulilahi rabbil alamin alaaji waa ngénte li ñu ngoy xaar de mbay balaay waaw demal ngay ni ma suñu kar waa soo ñëw dem tudd ma bu indil ma Omar Sow bugguma wax dama koo jox xont muy lekk mbay balaay kii lu ko dal tey kanaa ndekkiwul man booy bi jàkkal na ma man booy bi macha allah kocc moomay dégg dof yu mel nii nga xam ne kenn xamul ban saar la alaaji waaw nel alhamdulilah alaaji alhamdulilahi rabbil alamin santal yàlla bu baax alhamdulilahi rabbil alamin waaye alaaji la béyk boo tukulóor sàcc nan ko de waaw alaaji lan la da ngaa pause am na ana kocc am man jaaxle naa de man kocc moo boole alaaji ma koy sàmmal xaram yi ana kocc alaaji pause na de mooy lii la la nii alaaji Omar Sow nee naa sàcc na ko xool naa ci xar yëpp gisuma booy tukulóor tey ko ma xale abu kar bi sàcc nañ ko allo Umar kar bi sàcc nañ ko uji baalu uji baalu Borgul baalu parce que nag la dama am lu ma nakkaree nii président Macky Sall bu fekkee yaa ngi may dégg ko jaar ci réseaux sociaux maa ngi lay ñaan mbiru kar yi na nga ko toppatoo ndax ma ko jëpp jël kar yar ko jox ko tur sëriñ wala tur baay wala tur yaay wala tur doom wala tur jabar jël kar mi kon fonk ko
di ko sañ di ko compte di ko defal lu ne jël kër gi fi gën a yaatu ci kër gi ak fi gën a rafet ci kër gi ak fi gën a baax ci kër gi mu jël kër bi dëkkal ko fa Samba booy jóge fee dajji sa kër dugg sa kër sàcc sa kër nga bàyyi noonu loolu baax tas yaakaar kon président Macky maa ngi lay ñaan sécurité bi nga xam ne moo war ci kar yi nañ ko def nag borom kar boo xam ne kar ay milliards lay jar. tàccu leen loolu waaye amul sécurité loolu baax jërëjëf. tàccu leen loolu bu baax a baax s'il vous plaît. waaw coach bala ngay dem. jërëjëf. communication def ci lu ñu mën en terme de théâtre donc loolu moo doon suñu contribution ñu ngi remercier bu baax a baax lii ma gis muy Omar Sow ak Abou Kane c'est magnifique c'est beau lii le président de la République bëgg lii la kilifa diine yi bëgg lii la kilifa aada yi bëgg lii mooy Sénégal lii mooy doxal Sénégal kon mention spéciale à monsieur le président Ousmane Diop ak ñoom Chérif comité d'organisation bi ak bureau Landoumé bi yëpp ak Mbaye Saloum mi nga xam ne ci moom la ñu jëlee leen ñoom ñëpp ñu leen di féliciter di wax ni vraiment je suis très content je vous remercie merci à très bientôt. merci. waaw xam nga élevage day benn bopp bu kenn mënta xar ñaar moo tax boo toogee yore micro fu élevage. Machallah voilà mi ngi noonu voilà mu ngoog yëkkati leen ko ci topp mooy kon ci biir rafet na ci saal de waaw ci topp voilà mi ngi noonu monsieur Assane Ndiaye voilà le cadeau docteur Ousmane Bao ñu ngi lay tatagal di la jox sa wàccuwaay yow ak sa délégation allez Israël tàccu leen loolu bu baax a baax s'il vous plaît oh très beau tableau macha allah tàccu waay merci beaucoup un grand merci mooy Omar Sow mooy Baye Bada Dieng voilà Baye Bada Dieng daaw dafa organiser journée bu rëy jël lépp jox ko Omar Sow muy ku mat a jox bisitam ndax Omar Sow nit la ko nga xam ne ku mu seqal teraanga rek xam nga ngorom waa Mbour nag yéen a ngi nuyu bëgg a très beau tableau dina teraanga ji teg ko ci loxoy borom macha allah. voilà merci beaucoup. mooy Cheikh Sari. maa Ibrahima Diagne maa ngi lay nuyu di la ziar di. il est de Kaolack. oui. Kocc. waaw tudd nga ku baax. nit ku baax la. maa Ibrahima ndeysaan. nit ku baax la. ku mu seqal teraanga rek xam nga ngoram. Aliou Sène boo ko jubee muy lambi poos. non papi c'est mon papi. oui. waaye ku moom bii tableau. bii moom dama koy. ça c'est le vieux. oui ça c'est le vieux. c'est le vieux. non il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux. C'est le vieux Khaban Kane. Et c'est un adulte. Donc le grand Khaban Kane. Voilà, le grand Khaban Kane. Oui, Khadim. Khadim, c'est le président de Renades Thiès. Monsieur Sibérou Kane, oui. Diakhaté, secrétaire général du réseau national des éleveurs du Sénégal. En même temps, président. Voilà. Sibérou. Il est là, Sibérou. Un joli tableau. Très intelligent, très intelligent. Sibérou. nekkin bu rafet am engagement am détermination am fulla am fayda ak Pastef ci liggéey donc day baax bés yu mel ni bu amee xanaa ñooñu Renades sa yëkkati teraanga daal di leen koy jox association la fi di koy wax Renades mu ngi noonu donc ki ñuy njëkk a décoré Mor Talla Cissé la le jeune Papi le champion moom moo koy décoré ana Papi Dieye de Thiès. Papi Dieye yaay jox Mor Talla Cissé. l'homme Papi Dieye de Thiès. Papi est là-bas.
borom machallah Maktoum lamp Birima Tyson waaye borom la soleil Lamine Maktoum. merci. boo neexoon réew ñoo fi gën a yaru. ndax dañ ne keres gi ci mbote ba muy bajantu bu ko foofa ngi ci nagu tàppaange mu ne nem ak moom. voilà jërëjëf. secrétaire général. merci beaucoup moom moo koy jox. L'ami de Sibéro. Oui, vous êtes des amis. C'est des jumeaux. Oui, c'est des jumeaux, mais l'un est plus petit, quoi. C'est des jumeaux, mais l'un est plus petit, quoi. C'est des faux jumeaux. Merci beaucoup. Mass Diaw anamu. Mass Diaw dans l'élevage de Mbour ki koy jox ma koy jox décoration. Abdou Ahad Sarr. oui. voilà. Mbour la kanam gu bees. Abdou Ahad Sarr mi Mbour la feeñee mu wóor ma ni fu ñu defati maanaam foire ci Sénégal dina fa teew te dinañ ko ràññee. oui macha allah Sarr jaajëf. en tout cas. un grand champion. Darou Diop anamu. Darou Diop son représentant. Mbaye Saloum. Mbaye Saloum. Un grand champion. Il est effacé, calme. Mbaye Saloum. Voilà. Il a beaucoup fait pour l'élevage du ladoum dans le département de Mbour. Mbaye Saloum. Oui. Machallah, il a beaucoup fait pour Mbacké Balla Aïssa. Sëñ Bara mu sëñ Falilou Mbacké. oui waat leen loolu bu baax sëñ Galas Amina. ana sëñ bi. xam nga Serigne Galas dafa yore bergerie Alaaji Bara Falilou. doomu ndeyam Omar Sow yore bergerie Khadimou Rassoul. ñu jumale ñaari bergerie yooyu defaral ko ay t-shirt jël seen xar yi nga xam ne ñoom la ñu gën a ràññee def leen ci li nga xam ne mooy t-shirt ya loolu moo waral diggante Serigne Galas Amina ak président Omar Sow ba sunu joon ni tey Serigne Galas ñu ngi lay nuyu di la ngay ndeysaan jaaraama Galas magi las de moo ci daal teg voilà jërëjëf borom Carlo di s'il vous plaît. oui mat na tàccu kii mooy Serigne Babacar Sy Bakare Daraman Aram Lo Kumba Caam Bañ Penda ak Fate Penda ak Buguma Penda xaar yàlla bokk coor. merci beaucoup sëñ Ba. mbokk yi ak xarit yi ki nga xamante ne tey moom laa bëgg a jox kàddu gi nii ndeysaan moom moo dekkalaat organisation kii nga xamante ne daal moom laay bëgg a jox kàddu mbokk yi ak xarit yi. moom moo jël loxoom dugal ko ci li nga xamante ne moo di métissage ak revalorisation des races mbokk yi ki nga xamante ni képp ku tudd turam sa xel day dem ci champion yi nga xamante ni ku mel ni Kabila ku mel ni Birahim ku mel ni Gorgui. représentant du ministre de l'élevage suma jaamu séeréer bi monsieur le DAGE du ministère de l'élevage et des productions animales di nuyu le DG de l'urbanisme mon ami mon frère Marceau président Renades di nuyu représentant maître Youm ministre des infrastructures di nuyu représentant maire bi di nuyu le président de l'ADOMET di nuyu suma naataango président yi teew fii yëpp di nuyu aussi mbooloom bi fi teew yëpp damay door rek di vraiment féliciter l'ADOMET encore une fois comme ni ngeen ko waxee ren je crois 8e édition ngeen nekk donc yaa ngi seen 8e édition man daanaka macha allah 8 éditions yëpp raté wu ma si benn mais chaque jour progrès rek laa si gis ay progrès rek laa si gis donc di leen si féliciter si qualité exposition bi si diversité bi ah également si nombre de participants yi di leen di féliciter aussi si initiative bi ngeen am ñëw ne élevage bi tey jii daf y a une demande
je dirais c'est une demande sociale c'est une demande des éleveurs mooy na ñëpp booloo nekk benn loolu nag ngeen ne yéen loolu ngeen di def seen thème foire bi ba tax na ngeen ne ñaari organisation yi gën a fës si mbir moomu ngeen boole seen njiit boole ñi leen encadré ñu ñëpp ngeen parale leen ñu ñëw teew bis bi pour que ñu lancé ko maa ngi saluer initiative bi di si profiter di wax si ñaari fànn d'abord fànn boobu unité man dama ko yàgg a wax unité comme on dit toujours l'union fait la force dëkk yi développé yëpp en matière de d'élevage muy Brésil di France di feneen dëkk yooyu soo leen fa demee filière boo leen gis filière ovine par exemple benn association moo fa am à l'échelle nationale filière bovine benn association moo fa am à l'échelle nationale ñëpp booloo nekk benn mu am benn njiit mais Sénégal bu dee xar yi y a 1000 associations bu dee nag yi y a 10 000 associations bu dee ginaar yi y a 50 000 associations loolu nag mënul jëmale kanam élevage bi lu ñuy jëmale kanam mooy ñu booloo nekk benn on peut s'unir dans la diversité nag parce que tey jii baax na moo am ay association de quartier moo am ay association de commune moo am ay association départementale moo am ay association régionale moo am même des associations nationales mais toujours dañu war am fu ñuy daje suñu xoolee la loi agro-pastorale bu 2012 dañu invité éleveurs yi ñu organiser wu en filière ñëpp ñu bokk lu ñuy def nañu booloo donc loolu dañ si war a bàyyi xel loolu recommandation ministère de l'élevage la moo ñu ne allez vous organiser en filière donc on doit organiser suñu organiser en filière tamit filière yëpp war nañu mën a daje fenn parce que élevage rek la parce que koo gis tamit si ñun mu ngi laal si filière yu bëri man mii xëy na laadum lañ ma gën a xamee mais bi may créé bergerie Galoya embouche bovine laa commencé boobu li ma yeewoon foofu si ay nag mu ëpp ay xar te ba léegi fu may wax ak yéen maa ngi si production laitière maa ngi si taureau à viande yi bàyyiwuma ko te def naa ay ginaar tamit keneen tamit soo ko laalee Omar Sow bii toog fii mu ngi si ñaari filière ak keneen man bokk naa Adam maay président Adam day laal filière yëpp maay président FENAFO filière ovine kese la mais ANIPEL bii di produire bi nga xam ne ay producteurs laitiers la kii bokk naa si seen comité directeur donc pour dire que damay laal si filière yëpp donc suñu ñiti spécialisé wu si filière yi war nañu am fu ñu mën a daje donc peut-être initiative boobu man ak Omar Sow moom la ñu am te ñi ñu bokkal suñuy bureau aussi ànd si ak ñun éleveurs yi tamit ànd si ak ñun muy ni nañu fexe boole filière yëpp ñu dajaloo nekk benn ñu am benn kuréel bi nga xam ni benn initiative bi nga xam ni ñu ñooy xàccandoo dóorandoo pour intérêt élevage Sénégal parce que keroog maa ngi koy wax ministre de l'élevage ma ne ko ce qui est valable pour moi et l'est pour Omar Sow ma ne ko ñun tey jii weesu nañu fi ñuy liggéeyal suñu bergerie propre bergerie Galoya wala Khadimou Rassoul weesu nañu fi ñuy liggéeyal Adam kese wala Renadis kese actuellement dañuy liggéeyal élevage Sénégal yëpp au sens large donc loolu tey jii mooy suñu objectif l'élevage au sens large la ñuy liggéeyal parce que on est les rares présidents et je le dis tout haut on est les rares présidents d'associations de structures d'élevage yi nga xam ni am nañ jàmm ak njiitu élevage yëpp que ce soit le milieu extensif que ce soit le milieu intensif la preuve lépp lu ñu organiser ñëpp ay ñëw milieu extensif dañuy ñëw milieu intensif yi dañuy ñëw filière yëpp dañuy teew donc looy day wane jàmm bi ñu am ak nit yi te aussi peut-être relation yu baax yu ñu am ak ñooñu donc ba tax na nag relation yooyu moom la ñu si loolu la ñuy sukkandiku pour fexe
élevage Sénégal doon benn d'abord filières yi doon benn élevage intensif doon benn élevage au sens large nekk benn damay jóge foofu nag pour dem ci deuxième aspect bi loo xam ni mooy par rapport ak fi ñuy jóge temps yi loolu tamit wax ngeen ko fi sànq muy journée nationale de l'élevage bi nga xam ni thème bi dafa axé woon ci amélioration des races ak culture fourragère yi nga xam ni ñoom ñooy créer ci naka la ñuy créer ay emploi loolu tamit dafa am solo te dañu si war a bàyyi xel bu baax a baax waxoon naa ko fi daaw ren mu nekk thème muy culture fourragère bi tey jii dëkk yu développé yëpp amul benn dëkk bu développé bi nga xam ne si éleveur am day jëndal juróom lu muy lekk dëkk yu développé yëpp si mbirum élevage ñoom ñooy béyal seen bopp li ñuy jox seen jur donc loolu war nañ fa egg ñun tey suñu xool man damay dégg souvent ñi di naan aliment bi cher na di dem ba naan way dañu war a grève sax pour état bi wàññi aliment bi wala pour usines yi wàññi aliment bi état mënul wàññi aliment bi parce que état mënul dama loxo usines yi ne leen wàññi leen aliment on est dans un pays libéral tey jii état mënul dem si commerçant bi ne ko lii ngay jaay par force mënul dem si usine bi tamit ne ko lii ngay jaay par force am na doole nag bis bu demee boobu wàññi loxoom usine bi tamit dina ne damay wàññi employé wala damay def lii wala damay def lële par contre état mun na favoriser concurrence bi de telle sorte que marché bi si boppam mooy obligé usines yi ñu wàññi waaw parce que c'est la loi de l'offre de l'offre et de la demande su offre bi bëree rek prix bi day wàcc mais su demande bi ëppee prix bi day cher actuellement loolu moo am dafay am ay période bi nga xam ni 6 mois dans l'année yi nga xam ni demande bi day cher day bëri ba nga xam ni usines yi lu leen neex la ñuy jaayee mais am na si période bi nga xam ni si année bi mooy période yi ñuy génn usines yi dañuy bazarder gis nañ ko si farine bi amoon na fi temps demoon na ba 23 000 francs le sac mais après mu wàccaat ba 9 000 wàccaat demaat yéegaat tuuti ba 13 000 mais lu ko waral c'est parce que usines yu bëri ñoo nañ créé ubbi di def farine donc loolu tamit dafa am mais soo gisee ma ne loolu am na solo xëy na mais du li gën a am solo li gën a am solo mooy ñu am suñu indépendance parce que tey jii waruñu dépendre ci aliment war nañu mën a def suñu culture fourragère ba nga xam ni peut-être su aliment bi yombee wala su chéré tamit ñun duñ ko yëg trop moo tax tey jii suñu taxawee di wax na état bi fexe aliment bi wàcc wala leneen loolu pour man dama ko woowee manque de professionnalisme parce que on doit être en mesure de se prendre en charge nag mooy yow li ngay joxe pour lekk na nga koy bayal sa bopp na nga autosuffisant et on a les moyens pour ça tey jii am na si ñun ñu bëri ñi nga xam ni suñu jaayee ñaari xar ñetti xar mun nañ si jënd tool suñu jaayee ñaari xar ñetti xar mun nañ ci béy 20 hectares donc ñi ko mënul tamit mun nañu ñëw créer ay GIE 10 éleveurs booloo dem ut benn tool tey jii ñun ñëpp si àll bi lañ jóge ku juddoo town tamit sa papa wala sa maam àll ba la jóge donc ñun ñëpp am nañ ay terre si àll bi mais nañ jël yi terre yooyu dem béy foofu non seulement dinañu njëriñ mais aussi dinañ jox exemple ñi fa nekk parce que tey jii dañuy wax aliment mais ngooñ bi moo cher moi je dis que ngooñ bi moo cher parce que ngooñ bi aliment bi moo ko ëpp njëriñ et pourtant ngooñ tey jii 4500 5500 presque le même prix que aliment bi alors que tey jii soo ko defoon soo doon bay ñax bi sac bi du la dikkee sax 200 francs ñax bi sac bi du la dikkee 200 francs te moo gën a nutritif te bu boobaa li nga doon joxe ci aliment da nga koy wàññi donc il faut qu'on soit beaucoup plus professionnel moo tax ren culture fourragère boobu dañ ko war a développer nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ne am nañ tool nañ ko def ñi nga xam ne am nañ espace bu ndaw sax bu ñu xeeb culture boobu parce que tey jii même ci biir banlieue bi mun nañ ko def du caagee ni soo amee ay hectares rek ngay def culture fourragère tey jii soo amee sa benn 100 mètres carrés nga samp nga kii ci jiw ci panicum bi
ah su kiiwee 21 jours yu ne mun nga si dagg te loo si li ngi siy dagg si 100 mètres carrés boobu mun na dundal au moins 15 moutons mun na dundal au moins 15 moutons loolu si 100 mètres carrés la wax donc loolu dañ si war a bàyyi xel bu baax soxlul nga am 10 hectares wala 20 hectares wala leneen donc loolu nañ si bàyyi xel même bu dee si banlieue bi espace bu ndaw nga am mun nga ko def non nañ si bàyyi xel te ba aussi joxe exemple leneen li amélioration génétique bi tamit ñun ñoo koy def aujourd'hui on a un problème de mévente man damay wax souvent suñu problème du question intrant yi mon cher ay aliments wala leneen suñu problème lan la mooy jaayuñu parce que éleveur bi su aliment bi doon jar 1000 francs tamit bu fekkee jaayuloo doo dem fenn su aliment bi doon jar 50 000 tant que yaa ngi jaay da nga siy génn donc dañuy war a ut ay marché yu bees ñu ngi wax amélioration génétique mais tey jii suñu laadum bi jiw la dafa war a servir pour que ñu améliorer le cheptel local. Oui. Mais on ne fait rien pour ça. On ne fait rien pour ça parce que affaire yi da ngay investir nga am leneen au retour moo tax damay ñaax éleveurs yi fi nekk yëpp nañu gëstu àll bi nañu gëstu àll bi. nañu gëstu àll bi jël suñuy géniteur may ko àll bi yóbbu ko tasaare ko foofu suñ ko defee bu boobaa ñoom dinañ améliorer seen cheptel de telle sorte que résultat bi ñu si am di ngeen gis ay éleveurs bu boobaa dinañ ñëw si ñun parce que gis nañ seen morom yu ñëw croiser laadum ak pël-pël croiser laadum ak tubabeer am si résultat ñoom it ñu ñëw Dakar dajale seen xaalis bu bëri ñëw jënd ay laadum loolu mu nekk ñun créer nañu suñu bopp marché. donc loolu il faut ñu pour ñu ñeme loolu il faut que ñu joxe exemple bi mooy nañu dem si àll bi def fa ay projet def fa ay bergerie pilote def fa culture fourragère def fa amélioration génétique may géniteurs yi assister les jeunes donc loolu suñ ko defee yaakaar naa ni dinañu gën a xam gëdd laadum bi te laadum bi dina amal njëriñ le cheptel local te dinañ ko sentir si production locale bi donc wax bi xaw na gudd trop mais ngeen jégal ma loolu rek laa bëggoon attirer attention nit yi di leen di gërëm di leen sant. jëmmi jamono. macha allah. champion bi daal di tàmbali nag di def lu ñuy wax élevage caprin. macha allah yàlla wuyu si waat ko ci mu daal di nangu am succès lool. macha allah. ñu dem ba jëmmi jamono élevage bi daal di yaatu mu daal di ñëw wàcc nag diwaanu Dakar daal di fay def bergerie bu mag ca zone de captage. waaw tàmbali nag. di diversifier. li nga xamante ne moom la ñu naan la diversification des espèces animales mu tàmbali di ko def maanaam di def xar di def nag di def bëy di def ginaar di def lu bëree bëri bi ñu demee ba 2012 champion bi nag daal di ñëw ca diwaanu Maris fàq fa terrain bu rëy macha allah ci biir 2012 boobu nag mu créé fa bergerie bu mag boobu nga xamante ne tey champion yu bari jóge nañ fa muy BKR bergerie Khadimou Rassoul ci bergerie Khadimou Rassoul boobu nag champion bi di liggéey ci amélioration génétique mais également champion bi vision bu large bu yaatu muy lan muy vers l'autosuffisance en mouton surtout mouton de tabaski surtout mu dem ba nga xamante ne champion bi ci biir BKR at mu jot lu tolloog 1000 têtes danañu fa génn tas ci biir réew mi ba pare mu waajalaat yeneen pour lu jëmee lu mel ni ki ay gàmmu lu mel ni ay màggal Tuuba ak yu mel noonu. macha allah bi ñu demee nag mbokk yi ak xarit yi. ba nga xamante ne nag liggéeyam nag confirmé na jël beneen envol le 19 août 2017 histoire retenir ko à jamais. maa la ko wax ca CICES. ñu daal di koy jël daal di koy tabb ci boppu. réseau bu mag muy le réseau national des éleveurs du Sénégal. ci biir réseau boobu nag. am na li tolloog 6000 membres. à travers le Sénégal. loolu laaj ma ko. mbokk yi. maa ci xam dara. champion bi nga xamante ni moom lay bëgg a jox kàddu gi. yàlla dogal ni ndeysaan ay champion yu bari moom itamit jaar ci loxoom am succès. ba pare yokk élevage bu Sénégal. waaw ci la ñu jëm sunu xel day dem ci ku mel ni. commandant Costaud. ku mel ni Pape Sall fils de Bachir. ku mel ni Séeréer fils de Boy Séeréer. ku mel ni Gaston ku mel ni Oracle. ku mel ni Ousmane Ngom doomu Birahim. ku mel ni Koromak
ku mel ni tey jii commandant Costo Junior Pagna ñooñu ñoo fa rek def liggéey bu rafet Galactique tamit ma nga ca kër ga te nag donc mbokk yi xarit yi am di jàmm yi du ma xuus du ma sori ndax nag ma ñëw Matar ki nga xamante ne tey jii daal moom laay bëgg a jox kàddu gi di le président du réseau national des éleveurs du Sénégal mooy actuel directeur général national de l'urbanisme et de l'habitat du Sénégal mbokk yi xarit yi ngeen tàccul ma bu baax a baax son excellence Omar Sow monsieur Omar Sow tudd nga xar yëpp merci may ma tuuti rek Massa tudd nga xar yëpp du jar ñi ciy delluwaat waaye tey Galactique nga ni moo fa ne Galactique nag Moussa Yade ko juddule Biram 2 la ñuy wooyee baayam mu jaay ko bergerie des 2 Khadim ñi yore ko ba gagné ci Saladam mu jóge bergerie B2K dem kër président Aboukan jóge kër président Aboukan dem kër Omar Sow Biram 2 la ñuy wooyee baayam Biram 2 Cheikh Yirim ay baayam Cheikh Yirim Lamp Fiis ay baayam Lamp Fiis mi ngi daanoo fii Mbuur kër Moodu Mbay Lamp Fiis Lampay baayam Lamp Birima Tyson tey ma nga bergerie Xaadimu Rasuul waaye li ma gën a neex ci Omar Sow du xar ku mu àndal ku ne mi ngi lijjanti noomele ni moom bëggut a gën kenn da lay dimbali di la jàppale bëgg rek fu mu yegg nga yegg fa yal na yàlla yokk sa wërsëg yokk saw fan nga gudd fan lool ndax nit bu amee njariñ dañu koy ñaanal gudd fan yal na la fi yàlla bàyyi sa yaay jee nga ñu won ca njaareem itam ñu ngi koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér moo tax koo gis mu boot doom ñaanal ko la mu boot barkeel ndax bis bu ne nit jariñoo doom joo xamul fu nu ko boote sama yaay liggéey na nag jërte wër Ndakaaru yi wax ku sa yaay liggéey ku ko gis xam ko macha allah tabarkalla bu ñu sante yàlla julli ci yenent bi gërëm suñuy ñaari waajur damay nuyu ñi fi nekk ñëpp di tàmbalee ci le représentant du ministre de l'élevage et des productions animales di nuyu le représentant de la mairie de Mbour di nuyu le représentant du ministre Oumar Youm di nuyu autorités yi fi toog yëpp kilifa diine kilifa aada ñi fi ñëw ñëpp te élevage indi leen fii di nuyu président association yëpp di wax ni man dama fi ñëw tey en tant que parrain ànd ak sama xarit sama rak président Omar Kane loolu moom kenn nattable wu ko waaye ànd ak aussi tous les membres du bureau exécutif de RENADES te loolu bu ngeen ko gisee c'est parce que dañu bëgg a jëmmal bés bi ndax gis ngeen président Djibi Wade mi ngi nee toog ndax tey sama charge tax na ba moom tey mooy sama bët mooy samay nopp mooy sama tànk ci RENADES ba ndax tey bi ñu jógee mu ne ma xat naa mais damay ñëw ànd ak yow ànd ak SG ànd ak Ma Ibra Diagne ànd ak président Sène ñoom Baye Abdou Faye président Sami sama xarit sama doomu ndey Mame Ngor Sylla bàyyiwuñu kenn bu ngeen gisee tey sax ni ñu ñëwee moo leen di wan ni tey élevage def na jéego bu mag a mag ba ndax dañu ne buñ ma tuddee bés man ak président Omar Kane duñ fi nekk moom mu taal otoom ak ay délégation ñëw ñun ñuy taal suñu oto di jël suñu délégation di ñëw dañuy xëy fekki ko ndékkeek moom bu ñu ndékkee ba pare ñu ñaan daal di ànd bokk benn oto parce que maa ngi moom ñoo dugg sama oto mu bàyyi otoom ñu ànd ñëw ba fii donc loolu c'est très symbolique te loolu dama ciy ñaax rek éleveurs yi ñu xam ni ñun yàlla daf ñu fee teg rek mais ku ci nekk ci ñun mënoon na diriger structure yi ñu yor mais comme ñun la fi yàlla teg pour le moment nañu fexe ba dynamique bi ñu créer rek pour que ñu booloo nekk benn nekk une force de proposition et puis nekk aussi de véritables acteurs du développement de l'élevage loolu dama koy wax parce que mooy pàcc bi may njëkk a développé parce que président Omar Kane
daanaka wax na lépp mais dafa am lu ma ci bëgg a approfondir man dama am jàngat bu rëy ci ni élevage di doxe ba léegi ak surtout bi ñu jógee ci journée nationale de l'élevage maa ngi mastaw ñi àndoon ak man ñëpp gunge ma ba foofu ndax comme àdduna yëpp a fa tase woon dina am léeg-léeg ay jiixi jaaxa waaye nag organisation moo tëddee noonu xam nga tey dañu am li ko président Omar Kane waxee li ñuy wax élevage intensif mooy ñun ak élevage extensif mooy suñu mbokku pël yi ci ëpp nekk ci àll bi ba léegi di xaw a def li ñuy wax transhumance mais xam nga dañu bëgg a élevage développé wu gën a développé wu ba pare rôle bi ko président yaakaare ci ni mu tënkee plan Sénégal émergent ñun buñ ci taxawul ba élevage modernisé wu ba jouer rôle bi mu war a jouer du sotti te pendant longtemps discussion yi ñu doon def dañ ne woon dañu war a fexe ñaari ñooñu daje bu ñu dajee booloo mu mën a dox mais dafa am benn transition ba nga xam ni dama ci bëgg a inviter les éleveurs de l'élevage intensif c'est-à-dire que looy def dafa war a am une locomotive mooy ku nga xam ni mooy indi effet d'entraînement locomotive boobu nag ñun élevage intensif ñun ñoo ko mën a jouer mais dañu am benn problème mooy on a un problème de structuration c'est-à-dire suñu association yi baax na lool suñu bergerie yi baax na lool mais amuñuy kattan pour porter le développement durable de l'élevage il faut que ñun ñu gën a fédérer suñu doole gën a liggéey parce que tey bu ñu jëlee par exemple élevage intensif ñu nekk 10 000 membres rek 10 000 membres ku nekk bu joxee 10 000 francs par mois c'est 100 millions argent frais qu'on mobilise 100 millions par mois au bout de 10 mois on mobilise 1 milliard argent frais donc loolu bu ñu ko defee loolooy tax ñu mën a am ay leviers pour mën a jouer si dund bi ni mu méttee ah mais comme ni ko président Omar Kane waxee pas état bi di wax ñii nañu wàññi ñii nañu yokk parce que su boobaa ñun ñooy mettre en place des dispositifs yi nga xam ne état bi dafay ñëw pour compléter ñu ba pare nag ñu nangu leen comme ni mu ko waxee l'élevage extensif xëy na c'est un débat ba nga xam ne dinañ ci ñëwaat man dama bokk ci ñu gëm ni au 21e siècle fii ñu toll ak Sénégal fi mu bëgg a jëm du élevage extensif moo koy yóbbu fi mu jëm mais foog ñu dimbale leen te ni leen di dimbale dañ leen war a réorganiser ñu dem vers la sédentarisation dootu ñu nekk ci transhumance te ni leen mën a sédentariser ñuy def une production intensive mooy dañ leen di jàppale ba ñu boole agriculture ak càmm te niñ ko mën a boolee président Omar Kane wax na ko léegi noonu lañ ko mën a développer parce que culture fourragère nga xam ni moo doon thème bi ren obligatoirement dañ ci war a dem président Ousmane Diop wax na sànq même filière ngooñ bi mais ngooñ bi benn aspect la rek mais nécessairement bu ñu bëggee intensifier suñu élevage fexe ba bu tabaski jotee ñun dootuñu jéggaaneti xar ñun ñooy génne xar yi bu màggal jotee ainsi de suite bu gàmmu jotee ziyaara yi et cetera day fekk ñu intensifier sur l'étendue du territoire national le développement de l'élevage te loolu mooy il faut ñu fixer l'élevage extensif ba pare moderniser ko maintenant nag ñun bu ñu bëggee loolu nekk il faut lii ñu nekk dynamique bii ñu nekk ñu gën ko gën ci am pas-pas gën ko taxawal te taxawal bi mooy au sortir de Mbour il faut que ñu retrouver wu dañu war a retrouver wu ñun ñëpp toog entre responsable te xam ni dañu war a boole doole yi su ko defee ñu mën a teg initiative boobu plateforme bi ba pare dem waxtaan ak état bi parce que aujourd'hui il faut ñu mën a décrypter le message des autorités président son discours nañ ko déglu bu baax ci journée nationale de l'élevage moom bëgg na jàppale ñu moderniser l'élevage mais balaa nga naan naam ne fa ndax amul benn réew bu nga xam ni autorités yi ñoo ñëw jàpp ci loxo éleveurs yi ne leen fii ngeen di jaar ñu développer élevage éleveurs yi ñooy organiser wu bu ñu organiser woo bu nekk ay organisation professionnelle yu am doole yu nga xam ne dañuy mobiliser ay ressources propres ba pare ñu dem
indi état dugal ci loxoom indi les partenaires techniques et financiers dugal ci seen loxo ci boobaa la ñuy mën a moderniser l'élevage te loolu ci ñun lañ ko yaakaaree donc encore une fois man bëgg naa à partir d'aujourd'hui de cet événement mémorable de Mbour ñu xam ni lépp lu ñuy doxati dañ koy dox ensemble amul FENAFO amul RENADES amul Adam bu Adam xewlee c'est tous les éleveurs ñooy ñëw jàpp ci ku ci ne def ci sa xam-xam def ci sa kattan def ci sa doole muy réussite élevage ainsi de suite noonu la ñu war a taxawee parce que man loolu laa gis ni mooy jëmale élevage ëllëg ndax li ñu war a liggéey suñu bergerie ñun ñëpp boo demee tey bergerie président Djibi Wade tabarfakàlla macha allah xamatuma lu mu fay def amatul benn valeur ajoutée bu mu fay def la mu fa war a def yëpp def na ko donc dépassé nañ loolu association yi aussi li ñu war a liggéey FENAFO li mu war a def yëpp def na ko Adam li mu war a def yëpp def na ko RENADES l'esprit RENADES tey ñëpp xam nañ ko ndax jël nañu géniteurs yi joxe nañu jël nañ ay femelles joxe nañu créé nañ fi ay bourses en élevage lu ne def nañ ko mais loolu doyul du loolu mooy régler problème bi lii régler problème bi mooy loolu yëpp ñu booloo nekk benn muy Réit muy Alet bu Touba muy waa Tivaouane waa Saint-Louis ñëpp nañu xam ni dañuy war a nekk benn force boobu nag bu ñu ko taxawalee te ñu wóolante ndax élevage rek moo ñu ñor nañu wóolante ndax Sénégal li muy nekk 14 millions de personnes mënuñu am 2 présidents benn rek a fi mën a am c'est la même chose bu ñu tegee structure yi benn président nga mën a am benn secrétaire général benn trésorier te ñooñu dañ leen di wóolu ku mu munti doon aussi nañ ko jàppale parce que man li ma gëm mooy man soxlawuma diriger ab structure d'élevage tey pour mën ci dugal sama loxo parce que dinaa ci dugal sama xam-xam danaa ci dugal sama kattan te li ma ci amal solo mooy na ci élevage gis boppam c'est pas les hommes c'est les structures qui sont importantes donc message bi may wax fii ci Mbour mooy très bientôt et ça président Djibi Wade comme li may wax yow yaay sama nopp yaay sama tànk yaay sama bët ci RENADES ndax temps bi mayuma may nekk en permanence continuer liggéey bi ak président Omar Kane très bientôt ñu woote su ko defee éleveurs yëpp dajaloo ñu gën ci waxtaan pour mën a mettre en place cette initiative maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. jërëjëf Makhtar Seck jërëjëf ñoo ngi lay gërëm gis nañ sa taxawaay asalaamaaleykum mbooloo mi monsieur le représentant du ministre Omar Youm monsieur le représentant du maire de Mbour chers parrains Abou Kane et Omar Sow des frères chers présidents d'association yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp mënuma leen citer mais juste maa ngi leen di féliciter yéen ñëpp di leen di nuyu bépp kilifa boo xam ne acteur nga ci élevage mais képp koo xam ne aussi yaa ngi jàppale élevage waa NMA waa yeneen sociétés yi fi nekk yëpp di yëngatu di jàppale élevage ñoo ngi leen di nuyu. tey nag dama fi ñëw au nom du ministre Samba Ndiobène Ka le ministre de l'élevage et des productions animales moom depuis biñ ko installé mu jël à cœur li nga xam ne le secteur de l'élevage jàpp ci bu baax di ci yëngu ku gis journée de l'élevage bi ni mu demee te ren xam nga ne am na lu ñu fas yéene xam ne am na lu ñu bëgg te dañu fa yàgg incha allah avec l'appui du président de la république mais tey dama kontaan parce que ñi ngeen xam ne moom ngeen jël référence def leen ay parrain ci seen discours dafa am lu ñu wone dañoo wone ne xam nañ le secteur dañoo wone ne comprendre nañ la vision du chef de l'État et que ne ku ànd ak ñoom di nga àgg donc ñoo ngi leen di gërëm di leen di remercier di leen di féliciter ci dynamique bi ngeen ànd c'est l'union qui fait la force bu ngeen àndee nekk benn lu ngeen yootu jot ko tey nag c'est les mouvements les gros ensembles ñooy dox ko seen leaders yi comprendre nañ ko kon booloo la nekk benn Abou wax na ko léegi l'élevage dana war a dox de sorte que ne ñu am une seule voix te loolu pour mu am le ministre Samba Ndiobène Ka am na lu mu ci wone déjà
da ngeen war a fier yéen ñiy dox ci bouton parce que le salon ni mu toll de l'élevage de la journée nationale de l'élevage seen acteur seen président lañ ko jox muy Abou Kane donc c'est juste pour montrer seen dynamisme ni ngeen di doxee li ñu def nag ren dañoo ne nañu dox ci li nga xam ne mooy développement du secteur fourragère ñu gën ko développer mais ñu accompagner ko ak li ñuy wax l'amélioration génétique pour mu nekk loo xam ne day jëriñ jigéen ñi mais day jëriñ jeunesse bi loolu nag yéen a ko moom ñun en tant que ministère dañ leen di accompagner suñu rôle du ñu ñëw ci xar yi suñu rôle du ñu ñëw ci acteurs yi nga xam ne ñooy def alimentation bi di leen di wàññi parce que ñooñu aussi bu ñu leen wàññee dañ leen di fay pour yëkkati éleveurs yi donc ñooñu dañoo war a fexe ba équilibrer loolu ki nga xam ne mooy liggéey ci aliment mu dund ki nga xam ne day liggéey ci élevage dund te loolu nag pour mu am il faudrait que ku nekk dox ci li nga xam ne moo lay jëriñ fi mu ne nii nañu fexe yokk li nga xam ne mooy surface yi les terres ñu mun a fexe ba monsieur Ousmane Diop mii nga xam ne moom moo ngi yëngu ci élevage mu mun a am tool boo xam ne day béy ñax Abou Kane moom a ko gën a xam expliqué na leen ko donc ñun en tout cas le ministre wax na ko ñëpp nee na taxaw na pour accompagner képp koo xam ne éleveur na président de la république wane na ko ndax dans le budget de 2020 def na ci 3 milliards pour dans le fonds STAP pour accompagner acteurs yi nga xam ne ñooy yëngu ci élevage def liggéeyu élevage bi buñ ko defee aussi dans la journée moom dem na ba kontaan nous sommes le seul secteur bi nga xam ne président dafa taxaw ne man tey à partir de cette année là dinaa nekk éleveur mais da cee boole nag yokkaat ci 2 milliards ngeen ñëpp ngeen dégg ko kooku pare na pour ànd ak yéen kon nag félicité naa leen encouragé naa leen gën leen jàpp ñu nekk benn pour que le secteur de l'élevage mun a àgg foo xam ne vraiment secteur yeneen yi ñu nekk premier en Afrique pourquoi pas donc ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di encouragé nag waa Mbour di leen di gën a félicité ci li ngeen def organisation bi rafet na Ousmane Diop sama grand ñoo ngi lay félicité ak ñëpp ñi nga àndal lii daal bu leen ci jóg te booy def dara da ngay fexe ba feeñ ci te vraiment feeñ ngeen ci ñoo ngi leen di encouragé di leen di remercier di jégalu vraiment une fois merci. Merci beaucoup. kooku moo fi représenté woon le ministère de l'élevage et des productions animales. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ainsi prend fin cette cérémonie officielle. di sant di gërëm toutes les délégations qui sont venues de partout dans le Sénégal moo xam Mbour la moo xam Thiès moo xam Saint-Louis la wala Touba ak partout en tout cas ba Kaolack ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm